damay sant bi nga duggee Rebeuss ñu bari dañuy wax di ñaawlu li nga xam ne moom mooy milieu carcéral bi. surpopulation bi fa nekk. lekk bi nga xam ne ñu ngi koy def. ñenn ñi feebar bëgg faju du ñu am fu ñu fajoo. yow mi nga xam ne lu bon bon def nga fa 15 jours. loolu nan nga ko gisee lu am la wala loo xam ne dañu koy wax noonu rek. non Rebeuss moom gis nga lépp luñ la wax képp ku fa jaaru mu day umpale la fa xew. parce que c'est une ville dans une ville maanaam dëkk la. parce que 2300 détenus 2300 am fu ñu nekk loolu dëkk la loolu di caaxaan. bon milieu carcéral bi nag mooy li mu wax rek xam nga dañ ne maison d'arrêt et de correction maison d'arrêt moom dëgg la dañ la fay téye mais correction amu fa parce que gis nga Rebeuss mooy prison bi gën a métti ci prison Sénégal yëpp ñi fa jaar ñi jaar camp pénal ñëpp parce que man j'ai rencontré des détenus ñoo xam ne jaar nañ prison yëpp am ñoo xam ne ñëw nañu Rebeuss une fois mais dañ lay wax la xew fii amul fenn am ñoo xam ne Foundiougne lañ jaar ñii Sébikotane ñii camp pénal Cap Manuel mais dañ ne fii li fi xew fenn la amul ci métti ci torture ci lépp nag xam nga li gën a garaaw moom dañ ne honneur dignité ak liberté moom lañ wax honneur dignité ak égalité moom lañ wax mais amu fa seen divise honneur dignité égalité amu fa soo ñëwee liñ lay ñëkk def dañuy humiliation dëgg ngay dund dañ lay futti ba nga set ak koo mën di doon objet bu lay gaañ boo mën a xaroo ci biir ak waaw mais xam nga loi bi dane ki lay futti di la fouetter di la xool dafa waroon nekk benn personnel sanitaire loolu la ñuy wax ci loi bi mais ay pénitencier ay auxiliaires ñoom ñoo lay futti ba nga set ñu la toogal teppal loolu dafa extraordinaire humiliation dëgg la bon ñu xool après ñu la sëqatal expliqué yooyu après ñu la solal yëri mais bu ko fëgg te yëri suuf ngay teg après ñu sol ko bu ko fëgg comprendre nga xam nga dafa métti ñu wat la wat moom mooy bien soyez le bienvenu ñu wat la ba nga set waaw wat yi ñaaw lañ lay wat après léegi nag ñu doog la yóbbu nag chambre bi bien sûr falaa mujjee watu nee naa la deuxième fois ngi ma ñëw Rebeuss falaa mujjee watu falaa watuwaat tey yàlla ma footuwaat nañ ma dimbali rek yàlla ma footuwaat yàlla bëri na solo yàlla na ko def donte nag ña fa nekk gënuma leen yàlla na ma yàlla musal si demande ndeysaan milieu carcéral bi bon ci laa dugg nag chambre 11 parce que bu ma fi njëkkee ñëw chambre 13 moo xaw a tane di sant Sayer chef de chambre 13 est-ce que yaa ngi bëgg miin foofu tamit waaw mais xam nga ay nit rek ñoo fa nekk nag ay doomu aadama yoo xam ne nii jóguñ ci mbedd mi jóguñ ci kaw ci kër gi lañ jógee te yàlla xam ne ne ña fa nekk xaaj bépp dañ leen tooñ xaaj bépp dañ leen tooñ billaahi xaaj bépp dañ leen tooñ parce que suñu système bi ni muy demee moo tax loolu tax man su may xeexal président Sonko wax naa ko je l'ai dit que ne su ma lay xeexal lii damaa gis Sénégal yu bëri dund lii te amuñ baat siiwuñu comme man parce que sama problème bi mu amee ñu bëri jóg te am na pourtant ñu dund ñoo xam dañ leen jaay doole kenn xamu leen ñu ngi si milieu carcéral bi tëdd ñu dóor ne ay peine dara jarul comprendre nga ñun suñu xeexal président Sonko dañoo bëgg ñeneen Sénégal yi ñuy daj injustice bi ñuy daj ñoom ñu nekk ci à leur place la place des décisions ñu xeex ko loolu moo tax ñuy xeexal kilifa di xeexal président Sonko pour ñu dimbale ñeneen ñi nekk milieu carcéral bi gis nga Rebeuss dama lay wax mën naa dugg ci jafe-jafe yi Rebeuss li gën a garaaw mooy ñun dañoo quarantaine noonu Covid bi dañuy quarantaine 15 jours yi ngay toog mënoo wootee gis naa fa ay détenus yi xam ni mënuñu woote seen i parents xamuñ ci lan lañ nekk ay pères de famille xam ne nii seen dépense jeex na ñu faraw fay loyer ñu am fa ay 10 jours ay 8 jours te famille ñoo leen yaakaar mënuñoo woote xam nga loolu c'est une injustice 15 jours nga toog mënoo woote xamoo ba xam say parents lan lañ yow xamoo la si lan lañ nekk xamuñ si lan nga nekk dafa extraordinaire c'est une injustice nga tourné Rebeuss quarantaine lañ ñu wax néeg bi ñu nekkoon presque 80 am moo fa nekkoon dàmbaloo la paquetage bu tar xam nga li paquetage mooy ñi dañuy paquetage da ngay tëdd ngoon wala ñuy tëdd ku nekk ay comme ay sardine ni ngeen koy waxee exactement paquetage chambre 11 da ngay tëdd soo tëddee benn da ngay ñëw dàmbaloo la dafa am ñoo xam ne si kaw lañ tëdd am ñoo xam ne dañuy tëdd suuf dañoo kar suuf gi nag léegi paquetage mooy da ngay tëdd soo tëddee nii ngay tëddee da ngay incliné wu ba pare soo tëddee sa bopp ab tànk fay teg d'accord yow sa tànk ab bopp lay tegee est-ce que li ma vice versa noonu lay def da ngay dem ba xam ne day tar ba xam ne nit ñi dañuy tëmb ci kaw comme exemple dañ lay naaj tellement que ba nga mujj jóg maanaam dootoo toll ak nit ñi xam nga lu métti na parce que surpopulation moo fa nekk dañ chambre 11 dafa mujjoon tar tellement que da ngay mujj sa toog parce que doo mën a nelaw mënta ne paquetage métti na tàngoor wi nit ñi di ñàq da ngay mujj toog jël bidon toog wala nga toog noonu toogaay bi sax day métti parce que da ngay lem sa tànk yi parce que doo am espace xam nga loolu dafa métti ñu tourné mooy prison bi dafa manqué day manqué ndox ñun suñu chambre 2 heures la robinet daan ñëw toog ndànk ba 7 heures mu tëj
xam nga 80 personnes fu ñuy yeewoo. war nañu am ndox muñ naan jàpp moom mu doo ko def man li ma fa jàpp bëriwul mën naa ko compter da ngay tiim parce que amoon ndox muñ naan dafa am problème kon moom soo demee toile xamul looy def. si loolu dafa extraordinaire. dañuy manqué ndox ba sapeur pompier ñëw di leen may ndox sapeur ñëw di leen may ndox 2300 am ñoo fa nekk ñi leen di garde ñëpp matuñ 100 personnes. ci li nekk foofu ci biir. pénitencier yi. matuñ 100 personnes. ah ci naka noonu lu toll ci 2000 personnes moom. 2000 personnes xam nga dañuy dem ci chambre yi. secteur 1 ba secteur 5 ñoo fa nekk chambre 1 ba chambre 50 ñoo fa nekk. pénitencier yi leen garde matuñ 100 pénitencier matuñ ko. xam nga yow kon Rebeuss yàlla moo ci dolli sutur rek mais bombe à retardement la xam nga ministre bi su toogee ba ne dañ fi jëlee Rebeuss barki dem loolu wax Assemblée nationale. statut des pénitenciers waxu ci. te pourtant pénitenciers ñoo gën a sonn prisonniers. waaw sonn nañu de ci cas yi la ñuy nekk. xam nga le secteur le milieu pénitentiaire mooy seul corps boo xam ne nii doo gis ku nekk pénitentiaire di ko sol fi mbedd tëni bi. rarement ngi gis ku nekk pénitentiaire sol ko ci mbedd. parce que dafa rusloo. parce que prime yi demee noonu suñu leen fayee mois bi dañuy fay yeneen ñi nekk ci région bi. Dakar suñu dañuy tëbal daal dañuy tëbal par 2 mois te loolu di yoon. stagiaires yi. waruñ ñu seen prime dafa war a dikk. ba pare stagiaires yi fii ak defuñ 2 ans pour ñu nekk auxiliaire waruñ dagg seen prime de motivation. comprendre nga si moom. leneen li aussi moom mooy prêt bancaire yi. dañuy dagg impôt bi dafa bari am na ñuy dagg 50 000 40 000 45 000 30 000. ba pare banque di jël par mois xam nga kon dèjà duñ dese dara. loolu moo war a corruption am fa. soit celui détenu dañ leen jox xaalis pour ñu mën a voter. wala ñu jox xaalis pour seen parents yi indi leen dara. wala aussi affaire drogue institut yooyu. si moo tax ñuy gis kon li ñuy wax ne day am ay change indien parfois ci milieu carcéral. exactement conditions yi ñu teg pénitentiaire yi da du yoon. da du nekk condition adéquate pour milieu bi. d'accord leneen li aussi moom mooy chambre bi suñ ñëwee criminels yi ñi nekk correctionnel. violeurs yi ak jaaykat yi yàmbaay yi tuxkat yi bon yi ñëpp ñoom la ñu boole. tuxkat yi ñëpp moom la ñu boole chambre bi des fois ngoon gi da ngay xool ci kaw saxaar rek ngay gis. lu tax loolu dañuy tox ci biir chambre yi. dañuy tox ci biir chambre yi. parce que mais nit mën na ko tëj non dañ koy jënd boutique soo yaral xaalis da ngay jënd boutique paquet maar boobu mi ngi jël 800 francs. dañuy jënd parce que nag mënoo tëj nit ki pare xañ ko tux. parce que tux aussi da leen permettre ñu divertir institut yooyu fàtt lu bari quoi. d'accord pour te dire man maa gënoon sonn sax tuxkat yi. parce que man xaw ma nooy saxaar du ma tux du ma ànd kuy tux. mais tu es obligé nga def ko parce que chambre bi xat na te nit ñi dañuy tux. 24 sur 24 H24 dañuy tux. 4 heures du matin 5 heures du matin dañuy tux bu baax ak pon. dañuy tux bu baax a baax. léegi aussi mooy 3e âge ñu nga boole ko ak ay jeunes. paquetage nga jël mag paqueté ko ak gone. donc am na ñu mag ñoo xam ne amul séparation ñëpp ñooy ñëw dañuy jël rek dugal chambre bee 40 chambre bee 100 chambre bee nangam jeex na. ñuy tëdd chef de chambre su guddee aca gars yi tàccu ñu tëdd teel a tëdd nag. ban tëdd. non xam nga tëdd moom mën nañu tëdd 20h mën nañu tëdd 19h30 dañuy teel tëdd dañuy teel reer aussi. teel a tëdd teel reer avant julti bi sax dañuy reer reer bi moom daanaka 17h lay ñëw. day sedd guy benn pot moom la ñëpp yi naan te nee na Covid bi la ñuy xeex benn pot moom la ñëpp naan. ba pare aussi amul vaccination amul test Rebeuss soo fay dugg. duñ la test Covid te nee nañ pourtant dañuy quarantaine ñun 15 jours. amul test Covid soo génn amul test Covid. potu ndékkikaay yi kopp ñu ndékke yaa naa ñu suñu chambre 11 woon. te Rebeuss du lu bon man xam naa fa solidarité. luñ la mën di indil détenu bu mën di doon day bokkaan day woote. potu café soo defaree café sax da ngay naan jox gaay yëpp naan. loolu partage la. aussi lu dikk rek drap soo koy da ngay lal ñëpp tëdd. loolu gis naa fa signe humain yoo xam ne nii wax dëgg yàlla c'est extraordinaire jàngat naa fa lu baree bari. am ñoo xam ne nii aussi dañ lay wax seeni problème ba xam ne yow da ngay fàtte sa problème. Rebeuss problème boo mën di am soo dikkee fàtte sa problème. parce que da ngay gis ñoo xam ne nii fay nañ avocat bi ñuy taxaw avocat bi dikkul. ñu àtte leen tëj leen. mu nekk injuste fa la ñuy jooyee. kan mënuñu jooy loolu. am ñoo xam ne tëj nañ seen mbokk yëguñ tin dañ lay jox seen numéro ne la ngir yàlla soo génnee wool sama yaay wala nga woo soxna si. ko dañ ma arrêté waaw am ñoo xam ne bëgguñ seen mbokk xam ne ñi ngi foofu. xam dañ naan la soo génnee da nga naan ko dafa voyage yi wala def nangam rek. comme li ma wax am na ñoo xam ne aussi mënuñ jël avocat te defuñ dara ñu nekk ay innocent su ma laa Rebeuss giiñ nañ fa tëj nañ fa ni ko xam dañ ko giiñ ne ko da ngaa sàcc saako ngooñ mënoo ko gëm. saako ngooñ dong. saako ngooñ dañ ko giiñ. 3500 yi nga xam ne dañ ko giiñ dañ ko jiiñ. billaahi dañ ko giiñ non ngoone li ma lay wax nii dafa triste mais nag c'est la réalité. waxtaan nga ak moom nii comme ni ñu toogee man ak yow. bi ma ñëwee mineur lañ ko wooyee peut-être mineur la. xale la mineur la léegi soo amee 15 jours
xam nga soo amee 15 jours dañ lay miite dañ lay yóbbu chambre yi tar yi gën a tar ay chambre 3 chambre 4 yoo xam ne ay 160 détenus ñoo fa nekk. mais ñoom dañuy wax ne mineurs yi si dañ koy wax faral di wax ñoom administration pénitentiaire di wax ne mineur nekkul 100 mètres. ay mineurs yu di jeex ñoo fa nekk man chambre 11 ma nekk mën naa faa compter 7 mineurs wala 4 mineurs yoo xam ne ay mineurs da nga leen xool xam ne ñi ay xale yu ndaw lañ am na benn booy ndeysaan Boissy moom mineur la parce que ñoo nekkoon central ñu defee rek ñu bokkaat chambre 11 ndeysaan démb ñu ngi dégg génn na keroog jeudi moom dañ koo tooñ d'une manière injuste ma ne ko Boissy waxal na yow mineur nga 16 ans nga am wala 14 ans nga mu ne non non dama bëgg a dem xam Rebeuss lan moo fa nekk parce que damay dégg Rebeuss. mais devenir tout ci borom saaku ngooñ bi lan la wax exactement moom. damaa ñëw ci chambre bi ñuy laajte ñuy waxtaan quoi diw lii moo la fi indi diw lii moo fi indi après ñu lay laaj benn waaye na ma Lamine mu ne ma yow activiste nga da ngay xeexal askan wi mu ne ma noté lii damaa bëgg nga noté lii wala nga jàpp ko mu wax ma ne ma gis nga kële mu ne ma saaku ngooñ lañ ko accusé li tax ma ne ko déet loolu mënta nekk mu ne ma ay waajuram dañoo jubóot ak ñooñu ñu sàcc waa ji ngooñam mu ne moom moo ko sàcc. xam nga li gën a nekk tiis toor bi du ma ko jàppee garde pénitentiaire yi du ma ko jàppee aussi procureur yi mais xam nga ñan laa jox charge mooy ñi nekk dans les polices et dans les gendarmeries mooy enquêteurs yi. parce que lépp PV la dépendre PV lañ ci wax. ak la ñuy forcer pour nga wax ko moom lañ lay àttee procureur xamul li nga def PV bi li ñu ci wax rek. am na ñoo xam ne gis naa dañu leen a dóor bi ñu wallaahi bi ñu ñëwee Rebeuss suñu chambre seen yaram dafa xotteeku nga gis deret ji taq seen yére yi. ma ne saa yu ku la def li mu ne enquêteurs yi ma dóor ba ma bëgg a dee. xanaa respecté wuñu li nga xam ne ñuy wax ne buñ la interpellé wala ñu convoqué la sa présence avocat de l'interpellation non loolu gars yi respecté wuñ ko tur la nii rek ay torture moo fa am ay signe de torture yéeme dañ lay dóor forcé la parce que enquête dañ lay enquête dañ lay jàpp dóor la. d'accord fekkee drogue la ñun la yaa ko moom moo ko jàpp la dóor la insulte ak yooyu. noonu la demee quoi ñu bàyyi si xel bàyyiwaat xel tam ci jafe-jafe yi nga xam ne détenu yi ñu ngi ko nekkee parce que du yow rek yaa ko wax ñu ci bari. dañuy ñaawlu condition de vie yi nga xam ne ñi ngi caabi féete ginnaaw. ñu ngi koy jànkonteel. mais bi nga demee foofu gis nga kilifa ci biir kaso bi. waaw kilifa gis naa ko. kilifa gis naa ko waxtaan nañ ndeysaan mu nekk jàmbaar aussi parce que li président Sonko di wax ci solution rek moo am quoi mu ne l'homme intègre n'est jamais faible parce que sa force vient de son intégrité moo am quoi parce que bu ñu gisee ma li gën a extraordinaire chambre 42 nekk man nag c'est la première fois ma toog moom waxtaan moom 2011 daana ñëw Diourbel seen nii suñu manifestation yi MD2 dama koy seen nii rek mais c'est la première fois mu nuyu ko ñu waxtaan lu ngeen waxtaan donc bi ma ko gisee bon il est digne parce que vraiment bon kiiwul quoi saalitul quoi parce que li ma gën a yëm mooy bi ñu ñëw rek dana ma ndeysaan Chef Ndiaye moo ne ko voilà kii de c'est un activiste Diop Taïf mu ne Diop Taïf da nga def ça bi mu ne ma porte leen combat bi mu ne ma ay kilifa yu bari dañ fa war am ay caat yu bari dañ fa war am ay Guy Marius Sagna bari dañ fa war am mu ne ma yéen a tax ñuy xeex mais du ñun li ñu war a def nañ ko pare on a rien à montrer au Sénégal yéen a war a gëm combat bi ngeen mëne ko ma ne tiens mais kii moom mi ngi ci ay problème Sénégal yi yëpp di ko kaasal institut yooyu ma ne ko mais nag damaa bëgg ñu waxtaan ci dossier bi quoi nga xamal lu ma xamul parce que man doon naa ko défendre ci plateau yi yoo xam nga ci dara plateau yi bari doon naa ko défendre te xawma ko sax waaw mais vidéo yi nga gis ak loolu lépp tax na nga koy défendre mais moom exactement lu mu la wax concrètement ci li nga xam ne moom moo xew non kilifa dafa maa gën a leeral li xew maam xamoon naa ci as tuut mais dafa maa gën a leeral li xew parce que xam nga man li ñu mën toppee moom lañ waroon toppee Thier mooy collecte des données privées en caractère personnel dafa filmer kilifa en son ici te loolu sax wax dëgg yàlla bëgg mu ci wax parce que seen confrère Pam Ndiaye bi ma fa demee balance dama partagé lenn lu xam ni wax na ma ko mooy vie privée parce que dama ne ko man ne li ma métti parce que moo ma dalal li ma métti mooy sama soxna dafa am tout tànk si ginnaaw kan si soxna kan man sama soxna exactement dafa am tout tànk waaw di ko ñaanal moo mu yàgg fi lool parce que bon elle a beaucoup enduré dafa dund lu métti quoi parce que dafa métti xale bu ndaw sa borom kër bon nga am tout tànk gisoo ko ñu tudd ko sa ginnaaw day métti ak sama famille maa ngi leen masaw ñoom ñëpp waa Taïf fi sama famille yi ay Fall ñoom ñëpp ak Fatou Diop maa ngi leen masaw sama yaay surtout c'est une grande dame sama yaay c'est une grande dame maa ngi koy sant bu baax maman dundal lu bari bon moo ko mu ne ma non saa yi bul saalit mu ne man biñ ma dencee mu ne ma gannaaw 2 jours lañ ci tag rek sama soxna am tout tànk waaw daan mu wax loolu bon bi mu waxee loolu bon ma ne ko looy wax nii grand mu ne waaw man nag li tax mu wax ko balance du question ne damaa vilipender vie privée mais damaa bëgg wax Sénégal yi ne nit la comme ñëpp
yu métti day yëg lu métti li ma dal moom moo ko dal et puis leneen li aussi mooy man kaaw kilifa pourtant mënoon naa ci bañ a wax mënoon naa toog neutre comme yenn activistes yi am na activiste yu koy critiquer ne dafa def mais ku ci mel ni Karim gisoon nañu mu def live moom tam wax yaa ko tudd waaw bien sûr mais loolu moo am mu naqari ñëpp lan moo tax mu naqari leen man mais est-ce que du li mu gis vidéo yi ak fii Sénégal yi tegoon kilifa mu ñoo def loolu peut-être que tamit point de vue am la joxe waaw mais xam nga man Karim damaa jàpp ni jëmm ju doon ni Karim jëmm ju doon ni Karim ak fi ko Sénégal yi teg man jàpp naa ne warut a xalaatee nen nii c'est de la bassesse c'est très bas pour c'est que bon jàng dafa baax ci doomu aadama mais soo déggee di wax nga xam ne xam-xam bi des na lu bari des na lu bari parce que bon ku dem bay critiquer président Sonko décision bi mu jël mu nekk indi décision courageuse défendre ko Sonko tam nit la comme yeneen nit yi défendre ko erreur exactement ngeen mun taxaw ne ko def nga erreur wala lii mais du ngeen ko raay foog naa loolu ngeen di xeex ci réew mi waaw non xam nga man président Sonko bon dama lay wax lu en exclusivité laa lay wax man li ma gis ci Sonko moom laa gis ci Mamadou Dia gisaatuma ko ci benn politicien sama maam Mamadou Dia li ma gis ci moom laa gis ci président Sonko di gisaatuma ko ci keneen muy lan parce que xam nga lu tax loolu moom après dañuy bon. di nga ko wax kañ comme que moom nga gis ci sa maam kañ te Sonko ngi fii yaa ngi wax ak sénégalais yi boobu léegi. waxal dañ dem ci kaa kilifa rek. avant ñu yegg ci kilifa kañ li nga gis ci Ousmane Sonko ñu ko wax. président Sonko man damaa gaw tey man góoma gis nga projet ay projet li Karim di wax naan projet lañ gëm man góoma projet. man nit laa gëm. parce que gis nga pays yi développé nit ñoo leen développé ay nit ñoo am ay courage politique appliqué ko. ñu développé pays yooyu développé xoolal Rwanda. Paul Kagame. pourtant lan la koy pays démocrate yi traité dictateur. et pourtant l' essentiel mooy il a atteint son but mooy le Rwanda il a fait rayonner le Rwanda partout dans le monde. ba ñu naan ay visite Rwanda ay moyens Paris ñu si bind visite Rwanda mais loolu pourtant ab dictateur ko def de. comprendre nga loolu dafa man gëwuma affaire projet xam nga lu ma gëm. nit ki président Sonko dafa am sama benn tonton boo xam ne day yëngu ci affaire suuf. bon mu ne ma Sonko mu ne ma Sénégalais xamuñ ko mu wax ma lu mu seq ak moom bi mu nekkee Géejawaay mu yëkkati xaalis Sonko defal ko mu yëkkati xaalis jox ko mu ne ko soxlawuma ko. lii taxul may jóg. waaw léegi kon koppar gi mu laaj lu mu koy doyee moom 500 yi. non 500 yi xam nga Serigne Touba suñu yaakaar dafa waxoon ne ku la mën a sañal la parce que soo xoolee APR ñi ngi financé ay milliards ci élection yi. fan lañ ko jëlee xaalis askan wi la sinon dañ ñuy public nañ ko wax suñu xaalis lañ yor di ko politiquer mu neex président Macky Sall parce que waxoon na fi ne yéen directeurs généraux yi yéen ministres yi képp ku ñàkk sa gox ci élection 2014 dama lay wàccee. kon mooy sàcc leen xaalis bi ngeen dugal ko ci askan wi kon président Macky Sall moom waxul bu ngeen sàcc mais xam nga lan la bañ moom. mooy ko sàcc pare jàppale woo ko doo gagné le cadre Cheikh Oumar Anne est là. Cheikh Oumar Anne kay nee naa ab rapport moo ko épinglé mais lan mooy méritam mooy il est maire de Ndioum ak ñeneen mën naa limal ñu bari ñoo xam ne ni lépp lu ñu mën di def du mujj fenn parce que moom lañu àndal ba pare dañuy gagné. comprendre nga président Sonko ñëw li xam ne nii man sëriñ laa ko xamee woon surtout la voie du mouridisme laa ko xamee mooy ñàkk jëriñu laaj dugal ci këru yàlla. ci ñoom dong laa gisaatuma ko si ñeneen Sëriñ Tuubaa dafa wax ne indépendance. bi gën ak bi njëkk ci doomu aadama mooy sa dignité mooy sa indépendance économique soo ko amee mënal sa bopp moo tax dans l'histoire du mouridisme bépp France heure bu amee jafe-jafe da ngay gis mouride yi dañ daan corriger di participer. D'accord. Surtout dans l'effort de guerre. yooyu yëpp voie la yoo xam ne nii wan nañu ne kenn ku ne soo gëmee sa bopp mën ngaa dox sa bopp. La preuve en est que l'exemple la plus palpable moom mooy Touba sa kanam. joxe leen ñu def ko ci yoonu Sëñ Touba. kon da ngay mën sa bopp dañuy indépendant. yoonu Sëñ Touba gi nag ak yoon bee moom c'est deux choses yoo xam ne c'est totalement différent. waaw mais la politique nag gis nga politique. mooy l'art de bien gérer les effets de la cité. Serigne Cheikh Gaïndé Fatma dama ne nañ ko jàngale baax a baax. parce que gis-gisam bi mu gisoon mooy lan dane képp ko xam ne réew mi jaral na la ngir réew mi développé rek soo ma gisee ak soo ma gisul ànd naa ak yow ci loolu. Serigne Cheikh Gaïndé Fatma dund na gépp Sénégal la ko joxoon. comprendre nga gis nga indépendance mi ngi commencé indépendance économique mënal sa bopp président Sonko gëm gi ñu ko nit ñi gëm ne seen alal ji ki nga ko jox doy na leen moo tax heure bu wootee à l'écart de 2 jours ñu dajale ci ay millions loolu Sénégal dañ ko gëm dañoo gëm ni kii bokkut ak ñeneen ñi
voilà mooy li ngay wax léegi rek ci Ousmane Sonko. ci koppar yi nga xam ne mi ngi koy dajale ñu ne nañ ko sénégalais wala diaspora bi jox ngir ñu mën a defal seen campagne. waaw xam nga dans les grandes démocraties mën nañ cas prenons le cas des États-Unis loolu gis nga Obama li ko may succès bépp mooy loolu en 2008 maanaam day tax gis nga soo joxe sa dërëm ki nga yaakaar mën naa développer réew mi bis bu toogee fi mu bëgg a toog mooy mu nekk président de la République lépp lu mu def téye responsable parce que da nga koo jox sa alal ne ko defal ñu lii jàppal ci lii jéemal lii ba yow li nga bëgg wala li ñu bëgg nga def ko ak nga nekk fa mooy mu nekk président de la République boobu citoyen bi nag day am droit na ko président Sonko non lii lañ bëgg bëggewuñ ñi defal ñu ni parce que ñun ñoo la jox suñu dërëm ba agsi fi nga agsi xam nga li ma xam nga est-ce ma te et puis mu nit ñi wóolu ko doora sang kan nga gis benn leader politique bu ne kaay leen ngeen Sénégal ngeen dem may ji deret banque de sang yi dañoo manqué deret kan nga gis vacances jot mu ne nañ dem bàyyi ji comme naa ni ma kan nga gis en plein Covid mu ne enseignant passif dem li ngeen jox ay cours gratuits comme naa ni ma et puis gis nga dafa am loo xam ne nii yàlla su bëggee suturaal nit wala mu bëgg nit ñi bëgg nit da koy def ci ndox nit ñi naan ko président Sonko damay wax ni yàlla bu ko suñu borom yàlla na ko suñu borom aar yàlla musa ko si cat ba yéene ji Sénégal yi am ci moom ak fi ñu bëgg mu yóbbu fu réew mi mu yóbbu ko fa su mënta nekk président de la République 2024 sax moom la ñuy yéenee su ko nekkul keneen ku mel ni moom nekk ko mais nag wax dëgg yàlla dëgg laa lay wax de man de classe politique bi gisuma ku mel ni Sonko. d'accord leer na je ne suis pas passif nag. mais gisuma ku mel ni Sonko. voilà mënuñu la dalal te duñu waxtaan ci li nga xam ne moom mooy kilifa. kàddu yi nga xam ne dénk na la ko ginnaaw bi ngeen dajee fi nga xam ne moom mooy kaso bu Rebeuss. waaw mooy comme li mu wax xam nga kilifa mooy li ma wax xam nga Walfadjri bi ma fa waxee ne kilifa am na tout tànk expliqué yooyu bon am na ñu mu wane ba ngaa wax privé vie privé jàmbur man leen waaye bu ngeen xalaat li mu wax ci kilifa mais man dama am famille dama am vie privée. te pourtant wax naa ne kilifa maa ngi moom ñoo yem. kon nit nañ jël intention bi mu am. nit ki su jéemee defar nañ xool rek wallaay lépp lu mu wax rek pour defar moo tax. mais bu ñu xool lépp loo xam ne dama ci jéem wax pour xas nit pour weer nit. parce que weesu naa foofu mooy li mu wax rek am na ay milliers de gens yu dund li kilifa yi dund te kenn tudd leen. kon ñun kilifa suñ koy xeex dañu bëgg mu génn pour ñeneen ña xam ne dañuy vécu injustice boobu mu xeex ci. mu xeex ba ñu am indépendance de la justice loolu la léegi nag kaaw kilifa mooy vidéo bi. vidéo bi au début Thierno dafa wax daan ne moom dafa wax kilifa pour mu lijjanti ko visa parce que doom dafa feebar. loolu la wax ñu jekki-jekki c'était le 14 juillet. le 24 juillet le 14 juillet lañ jàpp Thierno. le 24 juillet vidéo bi génn sur les réseaux sociaux. ki ko génn kenn xamu ko te man loolu jàpp naa ne police war naa def liggéeyam. parce que nee naa la image caractère personnel lañ génnee. vie privée jàmbur lañ teg ko xam ni da doon filmer nit en son nièce. lu tax police bi defuñ enquête génnee kan mooy responsable fan la jógee vidéo fan la fiite Thierno li ko yóbbu ñëpp xam ne kër Iliman Lam la doon cambriolé. kër Iliman Lam la doon cambriolé ñëpp ko xam. ñu plainte ko jàpp ko bi ñu ko jàppee le 14 tëj ko déjà bi ko Pape Alé Niang dalalee te damay wax presse bi ne c'est pas du ñëpp la ñu war a dalal. am na ñoo xam ne dañu ay référence man dama naan la promotion de la médiocrité moo am. c'est instant bi Sénégal daanaka ñiy def ñaawteef la ñuy may buzz institut yooyu Thierno kenn war ko dégg warut a wax. parce que du référence quoi en fait bon Pape Alé Niang bi mu ko dalalee ci version bi mu ne donte Pape Alé Niang damay rafetlu taxawaayam. parce que leer askan wi la bëgg. bon mu ne moom kilifa doomam moo waroon jàngi à l'extérieur nee na pour mu utal ko visa. mu jàngi Sénégal liñ tàmm mu gis. mooy ko am fii bac war a jàngi pré-inscription ngi ut. kon déjà ñaari version yi bokk la fee dafa wax ne visa dafa feebar fii mu ne pour jàngi. d'accord xam nga kon déjà ñaari version yi bokk loo tax man ne de plus en plus dëgg day am léegi nag avec tout ça ñu bàyyi ko jox ko liberté provisoire. mais mérite bi mu am ba génn mais pourquoi mérite boobu kilifa mënu ko am. mais ba tey ñëwoo ci kàddu yi nga xam ne kilifa wax na la ko ci dossier bi. waa kilifa moom damay wax ne tukkiwul deful dara mën nañu ko bàyyi mu dem léegi nag no dossier bi mooy li mu wax maanaam dossier bi waaw leneen li Thierno dafa wax ne si PV bi jàpp Thierno boobu maa ngi jégalu aussi di ko wax caat maa ngi jégalu baax PV bi jàppalu di jaajëfal caat ak waa Y'en a marre accompagne bi ñuy jàppale kilifa képp ku naan Y'en a marre da ngaa bàyyi dafa bàyyi kilifa seetaan du dëgg c'est pas vrai exactement wax dëgg yàlla ay frères lañ te Y'en a marre ñun ay source d'inspiration lañ si ñun ñoom ñoo suñ demee ba taxawul nii rek dañ cee jouer rôle bu déterminant bon PV xam ne moo yóbbul Thierno kaso en exclusivité dama koy wax fii dafa wax ni kilifa moom moo fay ay nervi ñu agressé ko loolu la wax moom loolu la wax ci PVM
PV bi ko yóbbul kaso. nee na kilifa moo fay ay nervi ñu jàpp ko dóor ko. loolu ko yóbbu kaso. Cambérène génn kër de. nee na loolu loon def. waaye léegi dama lay laaj Ngoné ak Sénégal yéen ñi may seetaan kañ ngeen gis nit kuñ xam ne nii dañ koo jàpp agressé ko pare ñu jàpp ko yóbbu ko police yéen far ngeen gisee loolu amul fenn. xam nga kon dèjà mu nekk ab contradictoire boo xam ne ni kenn xamul mbir mi fa la jëm. te lépp rek dañuy wax ne yoon dafa jeng parce que nag waxuma ne ceer mais ku bàyyi Bougazelli mu génn. bàyyi député yi xam ne affaire passeport diplomatique lañ leen doon toppee ñu génn. di wëndeelu di politique. non kilifa moom defatul dara la bés. Samba Kalandoo defatul fa dara ci dossier bi ngeen gisante. non dossier bi li may ŋàññi rek. ne moo deful dafa juum wala. non deful man j'ai toujours réclamé son innocence dama ko yàgg innocence damaa yàgg xeex damaa yàgg wax ne deful dara. son innocence dama ko yàgg réclamé deful dara te Sénégal yi de plus en plus ñi ngi yeewoo xam ne kilifa mi leneen moo ko fa bàyyi mais du luñ ko giiñ parce que kilifa aussi plainte na bu ñu ko fàtte moo njëkk a plainte Thier ba léegi Thier moom mi ngi wëndeelu kenn woowu ko. gaa yi xëy jàpp kilifa xam nga ko dèjà dafa am loo xam ne nii dafa nekk ci dossier bi yéeme. le cas de Karim nag bon Karim moom dama koy conseillé. mu dellu si waat xelam. xam ne ñun activistes yi duñu ay opposants man loolu laa koy conseillé. Y'en a marre ak FRAPP parce que man FRAPP laa bokk département Mbacké. ay Guy Marius Sagna institut yooyu système bi ñu bokk système bi xam ne dañoo jàkkaarloo ak ñoom système bi dañoo pare pour sacrifier leen. kon pexe yi xam ne nguur gi dañ koy def moom bu mu ci dugg. parce que. dugg ci mooy kilifa ñëpp xam nañu pexe état moo neex si ginnaaw ba pare nga taxaw daane kilifa setul maa ngi ñaawlu fi mais setul ça veut dire quoi nañ bàyyi affaire rancune affaire jalousie yi kilifa lim liggéeyal Sénégal mi ngi fii gisuma activiste bu ko def Guy Marius Sagna lim defar Sénégal gisuma Karim def ko man dallu kilifa moo ma gën a Karim dallu Guy Marius Sagna ñoo ma gën a Karim fuuf parce que Karim xawma lan la defal askan wi parce que au contraire mais am na ñu yore xaalis moom Karim. moom ñan la yore xaalis si am na ñu yore xaalis am na ñoo xam ne nax na leen te kilifa deful loolu. xaalisu dan la loolu. non loolu danañ ca dem danañ ko leeral parce que xam nga tax. il doit arrêter. ci nga bokk ci ñi mu ameel wala. non xam naa ay nit ñu mu ameel xaalis. nan la leen amalee xaalis. non bor la dina ak la escroquerie. non c'est-à-dire xam nga la. man li may défendre mooy kilifa. nit la ko xam ni dafa mérite benn reconnaissance envers. li Sénégal yi dañ ko war a aar protéger ko parce que depuis 2011 à nos jours mi ngi xeexal Sénégal. d'accord xoolal bërki démb man sama benn tonton. moo na ma moom laa toog mu ne yéen de activistes yi kilifa de xaw ma leen de mais kilifa ku gëm Sénégal la te bëggul corruption. man ko en lan la mu ne ma bi mu gisanteeg Ablaye Dia. man lu bari xam naa ko. muy Ablaye Dia ban. Sénégal. bi mu gisanteeg Ablaye Dia lu bari xam naa ko parce que kilifa moo def médiation. ba Ablaye. jéggal waa Tivaouane Peulh may leen suuf si te yàlla rek tax te bëggoo sax mu siiw sama benn nijaay ne ma kilifa moo def médiation bi te Ablaye ñëpp xam ne dafa tàlli Ablaye dafa tàlli nitu yàlla la day defar rek te yàlla tax kilifa lekkul 1 franc te ku am accès Ablaye toog Ablaye non soo gëmul yàlla tuuti da nga ñaan wala nga wax say soxla dañuy wax dëgg rek kilifa amul jëlu 1 franc ñim dimbale ñooñu jël nañ di ko may 500 mètres carrés 500 mètres carrés laa de. di ko may kilifa ndax li mu leen defal kilifa nee na soxlawuma ko. d'accord kooku tey moom lañ tëj kooku tey moom la Karim di critiquer naan setul léegi yéen waa Sénégal yéen Sénégal yéen laay xool yéen laay laaj kilifa. ak li mu defal Sénégal gépp ak li mu leen nettali xool leen ba xam moo Karim kan moo ci gënal Sénégal kan la Sénégal wala protéger donte nag damay rafetlu Karim taxawaayam mais fii moom ñëpp ko déplorer. d'accord parce que attaque bi mu attaqué. kilifa du yoon. et puis attaqué na Ousmane Sonko ndax lan kaaw kilifa bi mu doon défendre. te ñëpp xam nañu de plus en plus dëgg kilifa mu ngi koy waaj a am na ko sax ba pare. mais chaque jour day gën di leer kon nañ bàyyi jàmbur. léegi nag li may wax mooy. maa ngi woo appel manifestation le vendredi. yoon jeng na dafa jeng yoon dafa jeng. maa ngi woo bépp sénégalais ci au niveau de Dakar place Vieux Seigne Faye centenaire. bépp Sénégal aussi foo mën di nekk fekk mën a ñëw Dakar rek ñu ñaan la vendredi nga takk sa brassard rouge wane yoon féetewul ñaaxaanaay yéen ñi nekk au niveau de la diaspora aussi ñi ngi leen di ñaan ngeen takk seen brassard rouge manifester ne Sénégal gii yoon wi dafa des. d'accord kumba am ndey ak kumba amul ndey moo fi am. leneen nag aussi bëgg naa ko wax sama département Mbacké bi parce que nag sama fierté rek non xam nga c'est que mooy li président Sonko ak Déthié Fall. sànq nii ci point de presse. waaw loolu mi ngi ci point de presse bi Diop. waxtu bi moo waaw non xam nga Mbacké jàpp si rek xam nga Mbacké la fa am dafa yéeme.
waaw mais loolu xam naa beneen yoon lay doon comme tey ñi naan wax yëpp. mais li may wax mais li may wax aussi mais li may wax waaw exactement waaw damay wax sama mbokki Taïf fi gannaaw ba mu leen sant gërëm leen seen taxawaay liste yeewu askan wi dama ne képp ku du liste yeewu askan da ngay xaar dama bëgg ngeen yeewu muus xam ne yeewu askan wi moo fa nekk ñeneen ñi fi nekk ñoom bi ñu fi ñëwee par transhumance lañ dikkee benn Taïf war nañ Taïf dem APR transhumé APR te boobu liste PDS moo gagné woon dem commune Taïf ñu tourné jël suñu moomeel ak li xam ne ñëpp ko bokk ñu teg ci loxo di ko def nu leen neexee département Mbacké la fa am ci problème liste yi damaa bëgg ñu taxaw xeex ko leen li aussi maa ngi woo sama mbokki Taïf ñëpp su rawatina association ànd defar Taïf bi xam ne dama caa bokk chaque année dañuy jël ay yére ay basang ay matelas ak ay omo saabu di ko yóbbu dong daara yi bon maa ngi ñaan si côté période sedd la jafe-jafe yi ma nekkoon moo tax gars yi déclenché suñu collecte bi kon fii ak gannaaw suba wala fii ak fan danañ déclenché collecte bi ren ji incha allah en exclusive dañ ciy ànd ak Assane Diouf incha allah rabbi grand Assane Diouf le grand patriote moom nañ ci fas yéene àndal kon dama bëgg waa Taïf ak képp ki doomu Taïf ak def ko di baax maa ngi leen di ñaan ci loolu noonu ñu gën a jàppale donge parce que soxla nañ ko kon maa ngi nuyu ñëpp di jaajël ñëpp wasalaam. d'accord madame Diop ak maman Sagar Dia maa ngi lay ziar wan loob ak kullu doomu Taïf. sant nañ la bu baax gërëm la Diop Taïf di activiste lañ doon dalal gis nañu ne lu bari ci ponk yi nga xam ne ñu ngi ko doon waxtaanee développé nañ ko sant nañ leen bu baax gërëm leen di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen invité. di gërëm bu baax sama cameraman bi Amadou. c'est une battante Ngoné c'est une battante billaay c'est une battante. merci beaucoup jigéen gu mën góor a Amazon.